salaam na nga def soxna si. maa ngi sant na ngeen def ak coono. alhamdulilah arikalla sant bi. Badiane lañ koy wax. Badiane la. Badiane. sant bi. Mbaw laa sant. Mbaw na ngeen def. ñu ngi sant yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah arikalla. Ali laa soxla woon. moom nag daa génnoon ci suba daa génnoon ci suba noonu. góor gi. yow lanu bàyyi Ali la. man nijaayam dañ leen wax. man maa yaayu Faa man. Faatu. mi fii ñëw. ok. man maa yaayam. comme nag fekk naa la fi ngay kilifay Ali dinaa wax ak yow ci baatu kilifteef. ndax ñaari mag bu ñuy wax yaakaar naa réeroo du am. ma bëgg. Ali mu bàyyi sama doom tout tranquille. Ali dama bëgg tànkam mu téye ko sama kër. sama doom du maasam. mën na noo bokk école nag waaye tolloo wu ñuy classe. te Ali mii de bu ma ko toppee te koo ni duma la topp bopp fa ngeen jëm dafa soriwul. fii la. kon dama bëgg mu pingewaat ay cëram xool ka mu méngool. mu wëri ko te teg sama doom ci suuf lii mooy samay tànk. Ali bàyyiwu sama doom dañ dem ci yoon de. Mbaw bàyyi Ali yóbbu ko police yóbbu ko gendarmerie yóbbu ko eaux et forêt yóbbu ko tribunal de la Haye dégg nga bàyyi Ali nag moom la deretu gor dul daw ci moom mais ñun ñii deretu gor day daw si ñun lii nga ma wax nii Amady Badiane mii tëdd bis boo ko waxoon mu fippu toog bañ a demati sa kër. mooy sama xar mi ma tuddee ko sama bopp dégg nga bàyyi Ali nag sa doom jooju di Faa chaque jour moo ngi ci biir kër gi chaque jour Faa ngi dugg ci kër gi bàyyi Ali di fàdd chaque jour moo ngi tëdd bàyyi Ali di fàdd rek di tëdd yaa ngi dégg fii lay ñëw toog na le bàyyi Ali toog jox ko chaise mu toog ne bàyyi Ali di wër cuuc càpp fii cuuc càpp fële cuuc càpp fële rattal ko limoogee ndoxum limoogee muy naan rek ndoxu limoog yëpp bàyyi Ali ratt na ko jox sa doom mu naan ba keroog bi ci sa doom di ñëw fii la dugg faqastalu ci banc bi tànk bi dagg bàyyi Ali dem jël olefera bi dem xëcc ko génn ndox mi buus ko ci sa doom kon xam nga yow sa doom a ngi ci erreur loolu lépp nag mbonuk bàyyi Ali la bàyyi Ali nit ñi bàyyi nañ ko ndax bonam bàyyi Ali nit ñi ban nañ ko ndax jéppi ko amul liggéey bàyyi Ali fu mu dem ñu dàq ko li tax sa doom topp ko mel ne tan bu topp meddi laa xamul lan la yaa ngi dégg wax naa suba wax ngoon man bañ naa ba sama kër gi léegi kabonoo lañ ko tuddee kabonoo lañ ko tuddee ndax bàyyi Ali ndax bul foog ne nag faa rek kay dugg ci kër gi bàyyi Ali chaque jour mu fat di fàdd jigéen information bu la ci leer nga dem toog fële Amady Badiane toog nga toog nu réunion Amady Badiane wax information bi am ci kër gi yëpp kon xam nga man li may wax leer na ma. maa bëgg. man ak yow comme xam naa ne Pa Aline fii la war toll li ma lay ñaan rek mooy lenn. Pa Aline bu dugalatee jigéen fii photo ko envoyé ma ko nga wax ma ñaata laa lay fay ma fay. am naa ko mën naa ko te dama koy def. Mbaw wuy ma Aline Badara bu fi dugalatee jigéen dinaa ko photo xam nga yaa ma waroon fay man maa lay fay. wuy ma li ma lay def mooy. jox la sama numéro. waaw. ko defee foo mën a toll ci moom nga wax ma. yow jeex na dugalal ba Aline day jaay bon faa foo mënti dem ci sëriñ jéemal dëddale Faa ak kii. defal ma lii ma rek lii ma la wax. dëddale leen. Badiane lii ma la wax defal ma ko te bul te woolee daraa ki wax. jeex na jërëjëf jeex.
taxawal yow taxawal yow da nga doon ñëw jàppale ma Amady Badiane mi. Amady Badiane non mais yow yaa ne woon sama yoon nekku ci c'est pas mon problème. dara jëlee sëriñ bi ko jiite bis boo yaatalee bunt bi ba Amady Badiane génn kër gi àddina dina la soob. Ça va? Ça va bien. Mais merci. yow laa soxla woon. Ah bon? Oui. Oui, si la maa ngi nii. Bah, en fait dama la bëggoon remercier. Ah. Parce que la fois passée je vois que j'ai jugé que je t'avais pas assez remercié. Vraiment après service bi nga ma rendre parce que tu m'as rendu un très grand service wax dëgg yàlla mais xëy na sama contente xam nga sama effet de surprise ma amoon moo tax xëy na remercier wu ma la comme il se devait. C'est vraiment am ma sa fay. Madame, t'avais pas à me remercier. Sama devoir laa def gis nga li ma def pour yow def ko pour sa sœur sama bopp laa ko defal xam nga lu tax je devais être quitte avec ma conscience parce que dama la promettre ni la je ferai de mon mieux pour indiwaat ko ci sa ay loxo loolu laa la promettre te dès lors que indiwaat naa ko ci sa ay loxo rek je me dis que ma conscience est libérée loolu rek la. De toute façon, même je tenais à te dire aussi que j'ai divorcé avec mon mari. Quoi? Si. Mais madame, fallait pas le faire. Fallait parce que bi nga ñëwee ba expliquer ma ni may expliquer yépp man j'ai compris la nga bëggoon wax exactement parce que c'était pas la première fois mu def ko amoon na sama benn cousine bu fa ñëwoon doon ma seet si mais mu ko doon def aussi ay avance donc quand tu m'as expliqué j'ai tout de suite compris fan nga bëggoon ñëw ak man. Lui c'est un homme boo xamante ne c'est un faux type un homme infidèle irresponsable donc vraiment mënatuma woon continuer ak genre nit boobu noonu non du sama genre donc j'ai décidé de lâcher prise. Madame, est-ce que xam nga benn affaire sa jëkkër nit ku baax la man ak moom bi ma ko jëlee en aparté ñu gisee am na lu ma ko wax. Tu sais, dans cette vie nit ñaari module la am l'instinct humain et l'instinct animal gis nga nit buy agir souvent ci ay actes contre nature day fekk mu nekk ci instinct animal bi si lay agiré loo xam ni ku ko gis wala ku ci teg sa bët da nga naan xoolal kii li mu def soit dañ naan kii de baax na mais lii mooy defam kii baax na lii mooy defam mais dem nga prison lan lañ fa bind maison d'arrêt et de correction pourquoi correction dañ leen di dugal ci bërëb foofu ngir dalal leen changer seen ay mentalité pour suñu génnee ñu réinsérer leen ci société bi. gis nga sa jëkkër boo divorcé ak moom bàyyi ko mu dem ndax acte yi mu def noonu mënoo fexe ba keneen récupérer ko xam nga fan la jëm ci précipice te dootul dellu ginnaaw lan moo nekkoon sa wareef ton devoir c'était que nga téye ko épauler ko jàppale ko ba mu génn ci li mu nekk mais pas ngay divorcer di ko bàyyi muy gën a engouffré wu mais par contre comme noonu nga ko gisee du courage. Allô? Oui. Tonton, ça va? waaw maa ngi si jàmm bu baax yow na yaa si jàmm.
xam naa ni tonton bi ma la wax moom neex na pour ñu gisante. waaw dinañ gisante. kii maman ko doon waxal téléphone. lu sa yoon si ku ma doon waxal. yow maman ki nga doon waxal téléphone ak ni ngay waxee moom nii du sa âge de kii moom bokkoo leen génération. xam nga lu ma bëgg nga xam ko gis nga man sa mag laa dégg nga yamal place su rakk loolu moo gën si yow ngay lijjanti ku may waxal ak ku ma du waxal. kii ngay waxal nii mag na la loolu te bu fekkee li may njott loolu la. kon daa am loo fi njott nii si appel kese. waa baax na kuy naan di làqatu moom bis bu màllee dina feeñ. loolu sa yoon nekk si yamal sa place. yow ba mu fekk si kër gi laa nar a dóoree ko tey ko gerte. Si tu touches benn karaw sama doom naa la dóor bal. soo koy kay daal. lu moo tax quoi. Merci madame. Ça va? Fa. Tey moom dama la indi woon fii pour ñu toog quoi tête à tête man ak yow. waxtaan quoi waxtaan bu sérieux waxtaan boo xam ni vraiment bëgg naa ku ci nekk jële ko ak xel te ñu bañ ko jëlee xol. su ma fàttalikoo sa tatouage bi jour bi nga koy choisir lu taxoon nga choisir ñaari. sa xol ak sama xol. sama xol ak sa xol pour ñu nekk benn. loolu nag même man mi moom laa mës di mébét moom laa mës di bëgg te waxoon naa la ni la lépp li nga xamante ni bii dafay yàq suñu diggante du mës jóge ci man. moo tax bi nga insister ma bàyyi la ne la kon choisiral bi man nag lépp li ma war sama diggante ak yow man maa ngi koy def yow aussi pareil mais par contre dafa am lu am solo ci diggante mooy ginnaaw bi nga xamante ni bii ñun ñaar rekk la daf ci am loo xam ni aussi concerné wuñu parce que yilifuñu suñu bopp te gis nga bunt bi ñu jëm pour ubbi ko dugg ci suñu buntu mbëggeel dugg suñu àdduna dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a valider muy yow sa ay parents ak man sama ay parents parce que suñu demoon tey jii nii ba alxayri war a jib je pense que ñoom ñoo yore le dernier mot mais là je me rends compte que ça devient un peu plus difficile te itam sa parents yi yow gis nga seen position bi ñu jël c'est très difficile pour toi et pour moi aussi te man dama bëgg ëllëg nga nekk nit ku stable nit ku am jàmm te bëgguma dara lu lay naqari rek jóge ci suñu diggante
mu bëggoon nga réfléchir ci bu baax a baax. Ali yaa ngi wër-wërloo ak man sànq ba tey je veux bien que nga wax ma li ma bëgg a wax benn yoon ma xam. wër-wërloo ma la sax waaye dafa fekk ni waxtaan boo gis rekk dafa am lu mu laaj te li mu laaj yow xam nga ko mooy ñu ànd ak dal moo tax may wax ak yow calmement pour nga mën a comprendre. Fa, je sais que tu m'aimes très bien et tu sais toi-même que je t'aime très bien bëgg naa la trop bëgg nga ma mais li may wax toujours rek lii cloché mooy yow sa ay waajur sa ay parents relation bi ñoom validé wuñ ko te yow xam nga bu baax li ma lay wax gis nga liñ ci jot a dund yépp gis nga seen position su ma sañoon nag duma sax jël une décision hâtive mais vraiment bëgg naa daal ñu yemale ko fi quoi. je rêve quoi nga ne la ne yow Ali bàyyi nga wax yow nga bàyyi ma suñ diggante jeex nga wax non man ana Ali bi ma xamoon Ali bi ma xamoon ak ay principe am Ali bi nga xam ne moo tax tey ma gëm sama relation ak moom ba lu nekk may ko siy daj Ali bi nga xam ne chaque jour moo ma doon wax que ni dinañ am solution ani Ali boobu Ali yow soo ma bàyyi man duma la bàyyi te danga fàtte yow yaa waxoon sam papa que ni man ak yow li ñu boole dafa fort kon yow man ak yow loolu ñu boole noonu yow sax mënoo koo dindi. tu sais Fa dama bëgg nga comprendre benn affaire mooy gis nga waajur dafa am solo ci relation. sa papa su demee ba di ma woo ci violence damay am jaaxle trop parce que yow li ñu lié muy amour ça ne rime pas avec la violence du tout l'amour ne rime pas avec la violence ànduñu parce que gis nga amour dafay defar ay liens dafay construire famille dafay defar àdduna parce que amul lu ko gën a neex ci àdduna et là je constate tout simplement que su fekkee nar na demee noonu j'aurais préféré tout simplement ma bàyyi la nga continuer sa vie sans moi suñu relation ñu yemale ko fii. sama diggante ak yow li nu boole yow xamoo ko man xawma ko kon du nekk luy jeex ci nii nii man ak yow nag dañu woon dañuy jàpp man ak yow lu mënti am ñu xeex ba sunu mbëggee ñépp xam ni defuñu lu bon waxuñu lu bon dañoo bëggante rek te parents yi am na droit ñu soucier wu mais bis bu ñu demee ba xam ni defuñu dara lu bon bëggeel kase la dinañ ñëw fekk si na man su ma mënee bàyyi man mënuma laa bàyyi te man sentir naa que ni yow am nga solution xaw ma nag lan moo tax ma sentir ko mais xam naa ni di nga trouver solution. certes am naa solution bi mais solution bi ma am c'est pas du jour au lendemain lañ ko mën a appliquer rek pour mu prendre effet solution la boo xam ni c'est au fur et à mesure que ñuy dem te man temps boobu damay ragal
est-ce que di nga ko mën a xaar. man yow laa bëgg bu dee 20 ans 30 ans dinaa toog di ko xaar. mënuma nekk ak keneen ku dul yow soo foogee nag nga bàyyi ma mooy que man maam jaam tu te trompes loolu mooy ma ñàkk jàmm ba faaw. tu es vraiment sûr que ni mun nga xaar temps boobu. bien sûr. Fa loolu solution bu jël temps la. dinaa ko xaar. si tu es vraiment sûr que di nga ko xaar comme tu me rassures que ni di nga ko xaar waaye yàlla baax na parce que man li ma doon jaaxal mooy boo gisee ma indi la fii ñu wax ci loolu je pensais tout simplement que ni yow doo mën a xaar mais comme que tu me rassures bon c'est pas grave. attends je vais payer. non bàyyil ma kii. non bàyyi ma dem. non léegi xam nga woo serveuse. non bàyyi ma dem fay addition. bàyyil mu ñëw. bàyyi ma dem fay ko muy ñëwaat. yaa ngi def beau. merci. teg ci élégant. merci encore une fois. Tu m'as l'air quelqu'un qui est un peu intellectuel. C'est ce que tu penses? Bien sûr. Merci encore. Tu sais que depuis 5 ans, pareil, mais yo là donne. Bien sûr. J'ai pas prêté attention. Moi, je ne passe pas inaperçu. Ah non, j'étais avec mes femmes. Je sais très bien. moo toogoon foofu sax la je veux pas que ñu ñëw léegi nii di la indi benn problème que ce soit je m'excuse. moom moo fi toogoon. waaw moo fi toogoon léegi. jàppal ne maa fi toog léegi. moo fi seen numéro. Madame, je suis sincèrement désolé mais je suis avec madame et vraiment bëgguma ñu am benn problème s'il te plaît dégg nga. Voilà, c'est elle-même qui est là. Fa, c'est une dame qui était dans le resto tout à l'heure. Bonsoir madame. Merci pour le numéro. Quel numéro? Quoi? Quel numéro? Eh, madame, tu parles de quel numéro? Tu parles de quel numéro encore? Eh, kon daal Ci ban numéro lay wax? nga fi sa numéro. Je ne l'ai pas donné de numéro. Toogal s'il te plaît ñu wax toogal. kon daal xale jigéen nañu topp sa ginnaaw moo tax nga bëggoon léegi ci arrêter suñu relation man ak yow. Non looy wax nii. Allez. Mais toogal. Xoolal. Je t'en prie toogal. Je ne l'ai même pas donné de numéro toogal. doo bàyyi sama loxo ma wax la bàyyi sama loxo. waaw mais. doo ma yet ñaari yoon. Oui. C'est quoi ces histoires? Je comprends. Papa allo. Oui allô. Kooka la. la yow daloo ci xamoo ko wax man la yaayu Faa. non Faa laa soxla woon. xam nga lan la yow bu ma sonal bu ma ray wax ju bari Faa mii bu nu confisqué téléphone am yow yaa tax ñu confisqué ko est-ce que yaa ngi may dégg mu ne loolu lépp man sama yoon néew ci Ali bu fekkente nit am nga tuuti jom rek waxuma sax jom ju bari ndax amoo ko tuuti rek bu fekkente ne am nga ko bàyyil sama doom Ali bàyyil sama doom Ali xamal ni àdduna du neex ba nga sëy ak sama doom. li xew ëllëg yàlla rek moo ko xam donc yow loolu dépendrul ci yow. juróom nga xoolal sa moroomum juróom waaye ak juróom mënut a ànd ak ñaar fukk Ali. juróom mën na bañ a ànd ak ñaar fukk mais xam nga lu ma bëgg nga xam ko mooy juróom mën na gën ñaar fukk ça dépend juste ci ni nga koy amee te soo ko amee ba pare ni nga koy dépenser. loolu foofu nga koy waxee ci téléphone bi waaye man bu nu jàkkaarloo nga wax ma ko man maa la gën a dee man gis nga man lii ñu fi nekk fi di benn la ka ñaar man dama koy diggaaleeg yow ba mu saf sàpp fu mu yem neex man daw ma saa la yaay ndeer dégg nga baax na ma la wax kasara matt gi nga doon su gis nga kii nag moom kii dinaa jëflante moom ba mu xam ne jëflante naa ak moom kii Faa amul jom waaye yow amoo rasu te dag nelaw ak a jóg doom
may ma fukki dërëm may moo jëndee café may ma juróomi dërëm moo jëndee cigarette ñàkk jom bay bëgg a dee. yow am nga fit de sa kër nga may joxe rendez-vous ani Cheikh. Quel mooy Cheikh? ton mari xanaa. kooku mosuma koo considéré comme sama jëkkër jël na ay bagage am nag ba dem comprendre leen sax que loolu mu def moo ma arrangé man ndax doon xëy di ko gis ci kër gi nakkar bu rëy la boo xam ne nii tu peux même pas comprendre mais bon li nga ma doon wax sànq ci téléphone bi leerul woon quoi lan nga def Ali nee naa la sama xëy rek xajul ci moom sàkkamtuma sama gont lijjanti naa kaa boobu yaakaar na. Ali il est très intelligent gis nga ku convaincre mentor ba mu bàyyi ma xam nga ni kooku ndaanaan la kon problème am du lu ñu mën a lijjanti ci dans une fraction de seconde. xanaa nag ma fàtte yow xam nga li ma coupable du loolu moo tax nga jox ma mission bi. c'est vrai. donc man loo ma jox lu ne dama koy matal ba mu mat sëkk. léegi soit plus explicite nan la demee. non moom dama ko fekk ci benn restaurant moom ak benn soi-disant copine la xamul nu mu doon xam nga rek xale yu jigéen ñi moom dañoo gaaw fiir dama bàyyi ba gel bi jóg ma ñëw ci wetam ma ñëw def sama yëfi bànn yaa ma gën a xam bàyyi fa benn dut boo xam te xam naa ne fi mu toog boo ko joxul loxo du jóg. ban genre dut noonu. dama bàyyi ba gel bi taxaw ma wax ma may jéem a présenté ma ne ko merci si numéro bi dinaa la rappeler. dangaa jot numéro. muy doy numéro bien vrai que il est beau élégant mais man tamit loolu taxu maa jóg. bandi nga nag mais bon man pour détruire relation ak copinam c'est pas ça mon objectif. Ali en personne laa bëgg a détruire pour fu mu jaare ci dëkk bi kenn du ko nawloo ndax xamul ci kan la dugg moo tax ma woon la ba teg ko say mbir donc dama bëgg nga détruire ma ko ci digg boppam ba ci suufu tànkam. bu la dara metti jàppal ni say objectif di nga ko atteindre Ali man maay ki koy détruire ca ba muy neex. grand na nga def. maa ngi fi. ça va. ça va bien. j'espère que xàmme nga ma. oui xàmme naa la ton visage me dit quelque chose quand même. la fois passée maa ñëwoon sa kër. ah d'accord. Oui, je me souviens. Ouais, je me souviens. d'ailleurs sa kër laa jóge nii. Ah d'accord. mais bon comme yàlla def nañu daje mu nga wax la rek li moo yëkkati woon. Là vraiment tey moom je ne pense pas que mun naa le recevoir su ma sañoon da ngay dem ba beneen yoon quoi parce que là tey moom je ne suis pas dans mon assiette et je ne pense pas pouvoir faire grand chose pour toi. grand yow gisoo ni dangaa injuste avec nous c'est la deuxième fois ma lay wax li ma yitteel mais doo ma déglu tey de su ma sañoon nga may ma temps rek ma wax la. Ne trouve pas que je suis injuste avec toi c'est juste que tu es là mais pas au bon moment. mais tey moom maa la ko ñaan rek déglu ma rek même bu dee benn 5 minutes rek nga déglu ma ko maa la ko ñaan rek. ok dis-moi lan mooy sa problème. sama grande sœur dafa am benn xaritam boo xam ne ñoom ñaar daanaka ñoo duggandoo école ñoo foondoo ñoo yaroondoo lépp ñoo koy def même sax kooku sax dafay fanaan suñu kër ma gis seen amitié neex ma torop ma bëgg ko lool ndax ànd bi ñuy ànd mais sama sœur bi dafay génn ak papay kooku te man bu ma sañoon du def loolu parce que xaritam boobu jiwu ko loolu te nit gor rek ngay mën a doon te
te ñu ni ma nag su ma ñëwee wax la sama soxla di nga ma ci mën a trouver solution ndax man donte ko xale laa tax xaw ma ci yooyu ñu am kuñ ma wax pour bu ma ñëwee dina ma ci trouver solution ñu wax ma la loolooy sama tànk te bu ma sañoon franchement nag nga trouver ma ci solution parce que cas bii nii nekk na cas bu critique boo xam ni bëgguma seen diggante yàqu. Non, ça moom c'est un dilemme comme tu le dis, mais comme li ma la wax rek, s'il te plaît, prends un autre rendez-vous avec moi et je saurai quoi faire pour te trouver une solution. Bon, comprendre naa la mais il fallait que nga wax ma ban jour la ak fan la ñuy daje pour ñun ñaar ñu waxtaan parce que cas bii moom bu ñu toogee rek laa lay mën a détailler. Mercredi soir, 17h30, jardin gouvernance. waa man est-ce que defuma erreur sax si ni ma doxalee tey bu fekkee Alé de moo nekk ci dëgg gàcce dina ma dal torop mais est-ce que femme bi sax moom bëgguñu woon jaxase mais nag sama bëggee leen moo tax ma doxale wee nii donte sax bu dee mbëggeel ak fiiraange ñoo ànd Alé moom li yu jikkoom sax mësuñu am problème yi dinaa bësante ak sama xol ce n'est pas sax nag le moment sama digganteeg Alé ñu am ay problème yi nii